tey fii ci siège u FRAPP di gërëm membre secrétariat exécutif national bu FRAPP ak yeneen membre FRAPP yi nga xam ne bokkuñu ci secrétariat exécutif national yi nga xam ne bàyyi nañ seen yitte pour ñëw fekkee waxtaan bi nag jàmm la tey alxames ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre mooy ñaari semaine ginnaaw bi nga xam ne génn naa kaso bu Sébikotane tey mooy exactement 2 semaines jour pour jour bi nga xam ne génn naa ci kaso Sébikotane au niveau du FRAPP ñu jàppoon ne yoon la ginnaaw li xew yépp ba mobilisation sénégalais yi tax ma génn le 14 octobre passé ñu wax ak sénégalais yi waaye tamit tey mooy 5 mois juróomi weer jour pour jour bi nga xam ne juróomi membre FRAPP yi nga xam ne agressé woon nañ leen fële ca Nianing déposé nañ plainte ci section de recherche bu gendarmerie bu Colobane le 28 mai 2021 exactement le kenn ci suñu avocat maître Khoureychi Ba déposé plainte bi ngeen xam ne dossier bu mag a mag la moom la ñu déposé ci section de recherche gendarmerie bu Colobane donc 2 mois ginnaaw bi ma génnee kaso 5 mois jour pour jour ginnaaw bi ñu déposé plainte bi à la gendarmerie de Colobane ba léegi plainte bi juragul dara balaa maa sori ci waxtaan bi gërëm mbooleem sénégalais ak ñi nekkul sénégalais nekk fii ci biir Sénégal ak ci diaspora bi yi nga xam ne mobilisé wu nañ ngir naxarlu mettitlu ñaawlu li nga xam ne moom la ñu teg sama kaw ba mu jur le 14 octobre bii passé ñu génnee ma kaso Sébikotane féexal ma di leen di gërëm ñoom ñëpp yéen ñëpp sénégalais yi nekk fii ak yi nekk bitim réew yi nga xam ne bind nañu wax nañu yuuxu nañu mobilisé wu nañ mënuma nag lim ñëpp ndaxte askanu Sénégal mooy naan ku lim juum te comme bugguma juum te xam naa ne ñi mobilisé wu am na si ñoo xam ne xam naa leen am na si ñoo xam ne xamuma leen ngeen jéggal ma ci bañ a lim bi ngir ñëpp gis ci seen bopp waaye ci cant ak ngërëm yi nga xam ne mënuma ko ñàkk def mooy gërëm ak sant avocat yi nga xam ne ñoo mobilisé wu ngir ñu am résultat bi nga xam ne am nañ ko muy maître François Senghor muy maître Youssou Camara maître Moussa Sarr maître Assane Dioma Ndiaye maître Amadou Diallo maître Tall ak maître Khoureychi Ba muy kon juróom-ñaari avocat yi nga xam ne ñoom ñoo yëkkati seen baat juróom-ñaari fan ci weeru octobre jamono ji nga xam ne ñu ngi nekkoon ci palais de justice bu yóbboo ñu wax palais bu amul justice xam ngeen lépp li nga xam ne ma xewoon na ci dossier bi naa si fàttali lu tuuti rek fii la ñu jógee àjjuma di dem participer manifestation ci Pakour département bu Vélingara région bu Kolda arrondissement bu Koungkané askanu Pakour ñoo ñu invité ci manifestation boobu ndaxte dañoo jël seen 1000 hectares suuf 1000 hectares jox ko benn doomu Sénégal bu sant Sall ñu xamee ko bu baax a baax Tambacounda fi nga xam ne am na fa ay toolu banaana mu bëgg a def ay toolu banaana fële ci Pakour
ñu jox ko 1,000 hectare waaye 1,000 hectare yoo xam ne askan bi nga xam ne moo juddoo yeewoo Pakour amu ko 1,000 hectare yoo xam ne juróom benn dëkk ci 1,000 hectares yi sax la ñu bokk maanaam yàlla na yéex góor gi Sall bu génnoon àddina tey ay doomam mun nañ ne ñun donn nañ ci suñu bàyyi 1,000 hectare te seen juróom benn dëkk yi ci 1,000 hectares yi la nekk ci kanamu yoon bu ñu moytuwulee ñi nga xam ne ñooy yeewoo ci juróom benn dëkk Pakour yooyu du ñu am dëgg donc ñu dem pour participer ci doxu ñaxtu ngir ñaawlu li nga xam ne moom la ñuy ñaawlu depuis ay at muy mafia foncière muy gangstérisme foncier muy banditisme foncier maanaam jël suufu sénégalais di ko caxat-caxatee di ko jox borom doole yi nekk fii ci Sénégal di ko jox borom doole yi nekk bitim réew bi ñuy dem nag ca Vélingara ca Pakour ñun gisoon nañ ne li wër suñu kër amoon na ay policiers en civil xamaloon nañ ñu itam ndaxte Sénégal ku am ay mbokk kenn mënu la jëw kenn mënu la fexeel itam te doo ko yëg suñu ay mbokk yi nekk ci biir état bi ñooñu xamal ne ñoom xamaguñu lu xew waaye week-end bii de du jeex te teguñu loxo ci ñun te état du Sénégal tegul loxo ci ñun bi ñu yëgee loolu donte xamuñu woon lan moo tax ñu ñuy rëbb boo xam ne kenn rëbb ko Bougazelli mi nga xam ne dañ ko jàpp loxo ci poche ci wàllu trafic de faux billets rëbb boo xam ne kenn rëbb ko Cheikh Oumar Anne ministre de l'enseignement supérieur mi nga xam ne moo doon wax ne jënd na ay ñebbe bi mu nekkee jamono directeur COUD kilo ñebbe 4500 kenn rëbb ko ñi nga xam ne ñooy tojee alalu askanu Sénégal te lim bi gudd na duma ci lim Mbay Prodac ñaa duma ci lim Siré mi nekkoon xawma poste duma ci lim ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ñun ñëpp xam nañ li nga xam ne moom la ñu def duñ ci lim ñi nga xam ne seen tur waxoon nañ ne dañu yóbbu CREI yi te bu weesoo ki nga xam ne mooy Karim Meïssa Wade ñeneen ñëpp dañ leen bàyyi donc donte ñu doon rëbb ñun waa FRAPP dañoo ne suñu activité suñu yëngu-yëngu duñ ci soppi dara donc dinañ dem Kolda continuer suñu ay yëngu-yëngu bi ñu demee nag egg nañ Kolda dem nañ def manifestation boo xam ne dañ ko interdire dañ ko tere ñu koy ñaawlu ba fu ñaawlu yem ñu jàpp nag ne réewu Sénégal mafia foncière bi moo ëpp sañ-sañ ñi nga xam ne dañuy xeex cëxat-cëxat bu ñuy cëxatee suufu Sénégal trafiquant de faux billets trafiquant de drogue yi trafiquant de faux médicaments ñoo ëpp sañ-sañ ñi nga xam ne dañoo jox seen bopp askanu Sénégal ñi nga xam ne benn crime rek benn ñaawteef rek la ñu def mooy aar li nga xam ne lu ñëpp bokk la te li ñëpp bokk na ci suufu Sénégal ñu tere manifestation bi mais terewul ñun ñu dem ci manifestation bi ñu demee ci manifestation bi gendarme yu bari ñu mobiliser leen ñun waa FRAPP ñi nekkoon foofu ca Kolda ñu ne ak gendarme yi ñu mobiliser ci Sénégal ak information yi ñu jot mënuñu ñibbi Dakar te dara duñu dal et comme yoonu Kolda ba Dakar bari na ci ay dëkk yoo xam ne amul réseau bari na ci ay dëkk yoo xam ne seen diggante mun nga dox fukki kilomètres wala juróomi kilomètres doo am réseau doo gis dëkk doo gis nit ñu ne balaa ñoo dellu ba Dakar dañuy dem gendarmerie bu Kounkané déposer fa lettre de protestation donc ci lañ dem ci gendarmerie bu Kounkané déposer fa lettre de protestation pour ñaawlu li nga xam ne interdiction bi nga xam ne état du Sénégal tere na ko manifestation pacifique pour ñaawlu itam gendarme yi ñu mobiliser bi ñu demee ci gendarmerie bi dañoo toog tuuti yeneen gendarme yu jóge feneen ñëw teg ñu loxo je crois que samay mbokk FRAPP yi nga xam ne jàpp ñu leen woon expliqué nañ loolu bu baax a baax bi ñu tegee loxo dugal ñu ci auto gendarmerie juróom benn auto gendarmerie daanaka moo ñu jëlee Kounkané yóbbu ñu Vélingara
juróom benn auto gendarmerie yoo xam ne auto bu nekk amoon na lu mu néew fukki gendarme bu nekk solu mel ni Robocop yore seeni fetal yore seeni ngànnaay yore seeni casque mel ni ku nekk guerre benn nit donc bi ñu demee gendarmerie Aliou Gérard Koïta la woon Boubacar Diallo Ousmane Wade mais personne morale du FRAPP suñu njiit ak man ñeenti membre FRAPP ñoo dugg biir gendarmerie ñu bàyyi ñett ñëpp jël ma dugal ma ci auto gendarmerie yóbbu ma Vélingara ak comme ni ma ko waxee juróom benn auto gendarmerie bi ñu eggee Vélingara ñu jébbal ñu police des frontières jël moom itam otom dugal ci ay policiers yóbbu ñu commissariat bu Tambacounda bi ñu eggee commissariat bu Tambacounda ñu toog fa xëy na fanweeri minute commissariat bu Tambacounda jël ay agent am dugal ma ci oto yóbbu ma commissariat bu Kaffrine bi ñu demee commissariat bu Kaffrine waa DIC bu Dakar ñu fa doon xaar defuñu fa waxtu ñu jël ma dugal ma ci oto DIC ak ay agent DIC yóbbu ma indi ma Dakar donc mu mel nii diggante Kolda ak Vélingara lu mat bu ko ëppul téeméeri agent des forces de défense et de sécurité dañ leen mobiliser ngir rek jëlee ma Kolda indi ma fii ci Dakar moonte de président Macky Sall xam na ne waa FRAPP xamuñu tiitange xamuñu ragal il aurait juste fallu que ñu wooñu wala ñu envoyé ñu message nañu vous êtes convoqué à la DIC pour que ñu ñëw et donc la question qu'on se pose mooy lan moo tax ñu mobiliser lu ëpp 100 agents des forces de défense et de sécurité ngir rek jël Guy Marius Sagna ca Koungkané indi ko fii ci Dakar waa Koungkané waa Vélingara fépp fu ñu romb ñoom ñëpp ñu ngi daan ne moonte de ñun ñii dëkk fii te nekk ay sénégalais ñuy sàcc suñu jur ñu ñuy agressé yenn saa yi ñu ñuy rey kaaraange bi nga xam ne moom la ñu mobiliser pour rek benn nit Guy Marius Sagna kaaraange boobu ñun amuñu ko ñu jàpp ne président Macky Sall force de défense et de sécurité yi agent yi nga xam ne ñoo nekk ci police gendarmerie ak armée ak ñoom seen fi ñu leen war a mobiliser mooy ci yitte askan wi mooy ngir kaaraange askan wi mooy ngir sàmm kaaraange askan wi et non képp ki nga xam ne ànduloo ak li nga xam ne président Macky Sall moom lay def ci réew mi ñu mobiliser ko ñu jàpp la ñu tëj la donc noonu laa ñëwee DIC li ci des dégg ngeen ko diffusion de fausses nouvelles tentative de discrédit d'une institution de la République foog naa ne dégg ngeen samay avocat li ñu wax ba su procès bi benn amul benn xibaar bi nga xam ne man joxe naa ko ñaar gendarmerie bi ñuy naan institution la gendarmerie boobu article 6 bu constitution bu Sénégal mooy lim li nga xam ne moom la ñuy woowee institution ci institution yi constitution di lim ci article 6 gendarmerie bokku ci article 6 dina lim président de la République ak gouvernement article 6 dina lim justice maanaam yoon dina lim assemblée nationale dina lim les cours et tribunaux ak ñoom seen waaye amul fenn ci constitution fu ñuy naan di lim les institutions de la République ñu lim gendarmerie donc ça veut dire que tuuma yi nga xam ne moom la ñu teg ci sama loos amul benn bu ciy dëgg benn du nouvelle ba ñu naan fausse nouvelle la wala vraie nouvelle la ñaar d'accord du institution ndaxte gendarmerie du institution li am mooy rek dañoo bëggoon sonnal FRAPP dañoo bëgg a tuumal FRAPP dañoo bëgg a tiiñal FRAPP dañoo bëgg a néewal doole FRAPP dañoo bëgg a tiital képp kuy aji bëgg a réew fii ci Sénégal maanaam patriote maanaam résistant bëgg la tiital bëgg la xoxatal yoon bi ñu jaarale ko ci man
waaye du dara ci tuuma li nga xam ne dëgg la. je crois que citoyens sénégalais yi fàttali nañ ne Bougazelli fii la wax ne la gendarmerie est corrompue. man waxuma lu mel noonu ba léegi kenn convoqué wu ko ba tax na sama baat ca kaw la devise du Sénégal mooy un peuple un but une foi. ci président Macky Sall devise boobu dañ ko transformé deux peuples deux buts deux foi. am ñoo xam ne bu ñu defee ay tooxi duuna tojee alalu askan wi sàcc suufu askan wi këpp kees dara du leen ci fekk. xëy na bu leen ci dara fekkee promotion la ñuy am maanaam boo jëlee ku mel ni Cheikh Oumar Anne jógee directeur du COUD ñu nommé ko ministre. ñenn ci ñoom sax ñoo xam ne tey jii nii ñu ngi naan ñoom ñoo nar a nekk candidat Benno Bokk Yaakaar ci élection locale yii di ñëw. mu am beneen Sénégal boo xam ne mooy Sénégalu ñi nga xam ne d'accorduñu ak président Macky Sall ni muy doxalee ci réew mi. lu ñu wax ñu jàpp leen, lu ñu wax ñu tëj leen, lu ñu wax ñu buntu xatal leen, lu ñu wax ñu rëbb leen. et pourtant saagawuñu, et pourtant sàccuñu, et pourtant tojewuñu. deux peuples deux buts deux foi boobu foog ñu soppi ko. Le président Macky Sall est devenu un danger dans ce pays-là. Le projet, c'était un peuple, un but, une foi. ñëpp ñu yemale leen. ñëpp ku ci tooñ yer bi dal sa kaw. waaye li am mooy ñi nga xam ne dañoo sës rëkk ci président Macky Sall bokk ci président Macky Sall bu ñu sàccee ñu seetaan leen bu ñu tojewee ñu bàyyi leen bu ñu luubalee ñu am promotion. suñu classe gi nag bu ñu critiquer ñu jàpp leen bu ñu marché ñu jàpp leen. dama leen di fàttali ne jamono yële passé am na juróomi manifestation yoo xam ne ñoom No Lank Y'en a marre FRAPP Africa First Urgence panafricaniste ak ñoom seen bëggoon nañ ko organiser contre la vie chère maanaam dund bu cher bi. juróomi manifestation yoo xam ne dañ ko interdire. léegi daal ngir aji bëgg réew boo demee manifestation ñu jàpp la tëj la. boo waxee ñu tëj la boo bindee ci sa page Facebook ñu tëj la ba pare di la jiiñ loo xam ne dara du ci dëgg. waxoon naa ko fi li nga xam ne moom mandargaal saytuwinu président Macky Sall ñett la. saytuwinu président Macky Sall ñett moo ko mandargaal. benn bi mooy toje alalu askan wi. ñaareel bi mooy toj këru askan wi. mooy toj ak yelleefu askan wi. mooy toj les valeurs et les vertus du Sénégal. ñetteel bi mooy tëj. moo tax ma koy woowee Macky toje toj tëj. bu ngeen xoolee lépp li nga xam ne moom la ñuy mettitlu lépp li nga xam ne moom la ñuy naxarlu ñett yii mun na ko tënk. toje alalu askan wi moo xam alalu géej moo xam alalu suuf moo xam budget Sénégal moo xam wurusu Sénégal. toje alalu askan wi toj lépp lu baax ci Sénégal. ñetteel bi képp ku xeex képp ku ñaaw lu naxarlu toje ak toj bi ñu tëj la. loolu nag du mën a continuer. loolu nag ñun mënuñu continuer di ko seetaan. def naa fukki fan ci kaso bu Sébikotane. fukki fan yooyu amul dara lu mu wàññi ci suñu détermination ci suñu dogu ngir xeex ngir beneen Sénégal. amul dara lu mu ci wàññi tey la Waalo gën a ay.
ñun sax dañ ci am mbégte lu tax ñu am ci mbégte mooy bi ñuy tëj fii ci màkkaanu FRAPP fii ci siège u FRAPP yéen taskatu xibaar yi xamoon ngeen ne amoon na ay enseignants ay jàngalekat yu ñuy woowee animateurs polyvalents des classes des tout petits yi nga xam ne def nañ fi ay fan ngir naxarlu juróomi at fukki at yoo xam ne def nañ ko ci case des tout petits te kenn recruté wu leen kenn formé wu leen te kenn fayu leen xam ngeen ne biñ may tëj FRAPP dafa fatoon fii ci makkaanam ay jàngalekat yu ñuy woowee les enseignants des classes passerelles yi nga xam ne formé nañu lu ëpp fukki junni élèves yoo xam ne mësuñu dugg école wala dañoo duggoon école génn si te ñu bokk ci 1,5 million enfants yi nga xam ne nee nañ ils sont en dehors du système scolaire. lu tax ma ne donte tëj nañ ñu fukki fan dañ ci am mbégte mooy jàngalekat yooyu ak ànd bi nga xam ne ñun waa FRAPP ànd nañ ci ak ñoom am nañ ci ñaari ndam benn bi mooy 32 enseignants ñu leen di woowee animateurs polyvalents des classes des tout petits ñoo fi nekkoon ci 32 yi recruté nañ 31. fanweer wala lu jege fanweer ci enseignants des classes passerelles ñoo nekkoon fii ñenn ñi sax entamé woon grève de la faim yaa ngi ni fàttaliku bés bu ñu waxee ne dañuy marche jóge fii dem ministère de l'éducation nationale ca Diamniadio ñu jàpp leen fii ci koñ bi 10 yi nga xam ne jàpp nañ leen bés boobu ak benn membre FRAPP muy Aliou Gérard Koïta mi nga xam ne moo jiite FRAPP département bu Kolda 10 yooyu nee nañ boole nañ leen ci formation bi donc jamono yi may wax ak yéen 31 animateurs polyvalents des classes des tout petits muy jàngalekat yooyu di jàngal tout tànk yi 31 yi ñu ngi Kolda di subir formation ngir formation boobu buñ ci paree ñu am statut benn ñaareel bi ñu commencé di fayeeku loolu lan lay wane askan wi loolu lan lay wane ñun doomu Sénégal mooy li waa FRAPP di tàmm di wax seule la lutte libère métti na nag yombul ndaxte yenn saa yi nga am si garde à vue yenn saa yi nga mëkk si grenade lacrymogène yenn saa yi nga dem ñaniñ ñu la fay toroxal ay nervi di la fa agressé yenn saa yi nga dem Médina Wandifa ngir jàppale collectif de défense des intérêts de Médina Wandifa yiy xeex spoliation foncière foofu ci Médina Wandifa ngeen di def conférence ñu sànni leen xeer ba ay gendarme di leen di escorter pour ngeen mun génn ca dëkk ba yenn saa yi ñu dóor leen ay liif yenn saa yi ñu agressé la physiquement c'est l'occasion pour man également waaw ma wax leen ne am na loo xam ne def nañ ma ko ci mbir mi boo xam ne maa ngi koy naxarlu daanaka lépp lay naxarlu ndaxte ba tey jii nii je suis choqué, indigné, même si je ne suis pas surpris que dans un pays comme le Sénégal, dans mon pays, au XXIe siècle, que je sois arrêté, gardé à vue, emprisonné, jugé pour avoir donné mon opinion. Diggante Vélingara ak Tambacounda 100 kilomètres, plus précisément 93 kilomètres. biñ ma wàccee ci auto gendarme yi nga xam ne ñoo ma jëlee Koungkané balaa ñu may dugal ci auto police des frontières dama ñëw ñu ne ma sa loxo ma joxe sama loxo ñu kepp ko ak menotte bon ma ne garaawul c'est pas grave ma naan déet ñu ne ma ci ginnaaw ma ne leen déet bu leen ma menotté ci ginnaaw parce que ku xam menotté ci ginnaaw xam nga ne dafa métti donc dañ ma menotté ci ginnaaw ma ne leen mais yéen même Bougazeli du ngeen ko menotté ci ginnaaw même Cheikh Oumar Anne du ngeen ko menotté ci ginnaaw même Mbaye Prodac Niang du ngeen ko menotté ci ginnaaw luubalkatu alalu askan wi du ngeen leen menotté ci ginnaaw donc man lan moo war a tax ngeen menotté ma ci ginnaaw ba pare ma war a def 100 kilomètres 100 kilomètres yi ma def diggante Vélingara ak Tambacounda mooy 100 kilomètres yi gën a métti yi ma def sama àddina ndaxte déjà menotté ci ginnaaw pour ñi nga xam ne dañ leen mës nañ leen menotté ci ginnaaw xam nañ ni mu safee mais en plus boo ci boolee nga xam ne goudron bi
goudron bi nooyul donc oto bi day daal di tëpp ñu mën a tële nii ci gannaaw kenn toog sa fii kenn toog sa fii sës la rëkk yow tu es presque assis sur tes propres mains yow daanaka da nga toog ci say loxo ak ci mënoti sur 100 kilomètres depuis boobu sama baaraam bi maa ngi sentir ça fait plus de 2 semaines ça fait aller bientôt 1 mois je crois d'accord maa ngi sentir mel ni sama loxo bi mu ngi crampe depuis boobu sama pouce droit bi xam naa ne bu continuer nii un jour je perdrai l'usage de mes mains ou je perdrai l'usage d'un de mes doigts loolu daf may indi ma gën a interpeller ñi nga xam ne ñoom ñooy les agents des forces de défense et de sécurité man liñ ma def mënote ma ci 100 kilomètres boo moytul noonu la ñuy defee ñeneen sénégalais ba tax ñuy dee ci commissariat yi wala ñuy dee avant ñuy egg commissariat parce que xamuñu ndax man dama asthme xamuñu ndax man mës naa def AVC xamuñu ndax man am naa problème respiratoire xamuñu ndax man mës naa am problème boo xam ne le fait d'être menotté sur 100 kilomètres mun na jur inconfort boo xam ne d'accord mun naa si def choc donc damay interpeller pas ñëpp nag parce que gendarme yëpp bonuñu policier yëpp bonuñu militaire yëpp bonuñu agent des eaux et forêts yëpp bonuñu waaye am na ñenn ci ñoom ñoo xam ne ni ñuy doxalee moo tax ay Pape Sarr des commissariat bu Thiaroye moo tax Elimane Touré des commissariat bu Port moo tax Seck Ndiaye ñu rey ko ci néegam dóor ko ba mu dee et cetera et cetera donc nañu xoolaat ñun policiers du Sénégal ñun gendarme du Sénégal ñun militaire du Sénégal ñun douanier du Sénégal ci tënk ñun agent des forces de défense et de sécurité nañu xoolaat naka la ñuy traité citoyen sénégalais yi rawatina citoyen sénégalais boo xam ne jamono ji ñu koy jàpp di ko menotté sur 100 kilomètres il était encore présumé innocent justice bu Sénégal nee na daf ma condamné 3 mois de sursis ba pare fay 200 000 francs CFA samay avocat lim naa leen sànq ma leen di gërëmaat dugal nañ appel donc li ma bëgg sénégalais xam mooy justice ku mu condamné bu defee appel bi day suspendre condamnation bi donc day mel ni condamnation bi amagul ba keroog bànqaas bi gën a kawe ci yoon ci Sénégal ne neexul ba neexul condamné nañ ko bu boobaa d'accord ma mun a fay 200 000 yi bu boobaa ñu mun bind sama casier judiciaire ne voilà mus nañ ma juger ba àtte ma ba daan ma 3 mois de sursis damay fàttali itam bi may nekk kaso yenn saa yi ma gis yenn taskatu xibaar yi naan Guy Marius Sagna encore condamné 2014 ak léegi lu ñu may jàpp yépp ak waa FRAPP yépp musuñu ñu àtte c'est la première fois ñu ñuy àtte ku ñu musul àtte nag naka lañ ko mën a condamné arrestation yi ngeen di dégg yépp waaw dugguma ci ñaata la parce que pour man du loolu moo am solo waaye yéen ñëpp xam ngeen ne ay dizaines la arrestation yi ngeen di dégg yépp c'est la première fois guléet juróom-ñaari fan ci weeru octobre ñu ñuy àtte loolu dafa am déjà lu muy tekki mooy ñoom ñii ñi ñuy jàpp xam nañ ne li ñuy jàppee du tus du dara waaye bii paa li am mooy 3e candidature baa ngi jege si li am mooy élection locale baa ngi ñëw li am mooy 2024 mu ngi jege il faut que ñu fexe ba tiital képp kuy aji bëgg réew képp kuy aji bëgg askan ci Sénégal donc Tambacounda 2012-2013 lañ ma jàppoon ak 9 enseignants juróom-benn jigéen ak ñetti góor muy enseignants yoo xam ne dañoo defoon ay 10 ans ay 8 ans ay 6 ans te kenn fayu leen waaw boobu itam atte woon nañ ma mais condamné wuñ ma donc bii mooy la première condamnation mais quelle condamnation une condamnation injuste
ndaxte liñ may tuumal comme ni ma ko waxee ce sont des accusations inouïes aussi inouïes hallucinant yoo xam ne teguwul ci dara lu dul nga toog sa bureau ne ok xaar ma xool lan laa koy toppee naa ko toppee lii moo tax d'ailleurs foog ñu ñaawluwaat li nga xam ne moo commencé am Sénégal muy la judiciarisation du débat politique au Sénégal mooy léegi yow boo waxee ne Macky Sall ni muy saytuwee gendarmerie dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey au lieu ñu tontu la ci argument pour wane ne yow li ngay wax du dëgg ñu jàpp la tëj la loolu mooy la judiciarisation du débat politique yow boo tuddee Karim Meïssa Wade nekk ci parti bu ñu woowee PDS nga nekk menace ci ñoom waaw ñu jëfandikoo CREI mooy la judiciarisation du débat politique loolu la ñu def président Khalifa Sall loolu la ñu def Ousmane Sonko waaw loolu lañ ma jéem a def jamono ji passé waaye loolu itam dañ koy boole ak buntu xatal ak xoxatal yi ñuy def ñu ñuy woowee activistes yi ñu ñuy woowee révolutionnaires yi ñu ñuy woowee patriotes yi waaye loolu yëpp ngir rek tëj seen gémmiñ loolu yëpp ngir rek tiital leen loolu yëpp ngir rek xoxatal askanu Sénégal ñuy wax nag président Macky Sall nous avons bien compris le message waaye yow itam président Macky Sall am na benn message boo xam ne foog nga comprendre ko xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex ngir beneen Sénégal ci beneen Afrique duñ ci dellu ginnaaw tey duñ ci dellu ginnaaw ëllëg te tey la waalo gën a ay loo si bañul rek ngir yàq Sénégal ñun duñ ko ci bañ ngir sàmm Sénégal ngir sàmm Afrique loo ci bañul rek pour am troisième candidature illégale et illégitime duñ ci bañ dara dinañ ci def lu ko raw ngir doo fi am une troisième candidature illégale et illégitime loo ci bañul rek ngir parrainer la mafia foncière dans ce pays ngir parrainer les trafiquants de faux billets comme Bougazeli loo ci bañul rek ñun duñ ko ci bañ ngir dénoncer ko ngir ubbi gëtu askan wi ngir taxaw temm ngir sàmm li nga xam ne moom mooy suñu réew kon dafa mel ni kon réewu Sénégal mooy réew boo xam ne boo waxee ne dañ ma agressé le 5 mai 2021 ca Nianing ma déposé plainte ma waxaat leen ko le 28 mai tey mooy 28 octobre muy 5 mois jour pour jour boo waxee loolu ñu tëj la kaso boo waxee ne convoqué nañ ñu début mois de juin boobu au commandant bi mu ngi santoon Tine gendarmerie convoqué ñu déglu ñu teg ci fukki fan ñu changé au commandant de la gendarmerie boobu ak léegi dossier bi avancé wul dara tous boo waxee ne loolu kumba am ndey ak kumba amul ndey la ñu ne la jàpp la ne la ràpp ci kaso et pourtant ana Papis waaw am na suñu benn membre bokk FRAPP mu ngi tudd Souleymane Djib il y a 1 mois de cela benn jigéen da ko accusé ne Papis da ko dóor déposé certificat médical ñetti fan ñetti auto gendarmerie ñoo jël si Papis këram yóbbu ko gendarmerie bu Wakam heureusement këru Papis dafa am vidéosurveillance boobu moo wane ne soxna si lépp lu mu wax dara nekku ci sinon Papis kon tey mu ngi biir kaso Papis bii nga xam ne 5 mai ca Nianing bokk na ci membre FRAPP yi ñu dóor toroxal am certificat médical de 5 jours ba léegi gendarmerie boobu waxul ndax am nañ dëgg am déet gendarmerie boobu jox nañ ko tur numéro téléphone photo vidéo nervi yi nga xam ne ñoo ñu agressé Papis boobu ba tey dafa am lu ñuy woowee déni de justice maanaam gendarmerie dafa ne ñoo lànk ñoo bañ duñu wax yoon
papis boobu moom la ñu naroon jàpp y a même pas un mois la même gendarmerie. waaye léegi ñu ne loolu boo waxee ne ci doxalinu suñuy kuréel dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey ñu ne la tentative de discrédit d'une institution de la République. ñu ne la diffusion de fausses nouvelles. ban nouvelle li ñu toroxal juróomi membre du FRAPP saaga leen xëpp leen suuf xotti seen yére bi ñu egsee Dakar ñoom ñëpp ñu dem CTO hôpital CTO man certificat médical 5 jours au lieu gendarmerie jéem a teggi tuuma mu traité suñu plainte d'accord Macky Sall jàpp ñu tëj ñu jàpp nag loolu nag doy na waar waaye loolu yëpp du général Fall président Macky Sall général Fall lu tuuti la ci lu ñuy wax général Fall lu ñàkk fayda la ci lu ñuy wax président Macky Sall mi nga xam ne moom muy buum di bumi muy justice muy gendarmerie muy police muy fu nekk président Macky Sall mooy le seul et unique responsable moom moo jël suñu institution d'accord mu def leen noonu. beneen bi mooy ñun askanu Sénégal war nañ jàng ci li passé ne li jamono 3e candidature di gën a jege li 2024 di gën di jege Macky Sall di gën a jëfandikoo police gendarmerie ak yoon ngir dal ci kaw ñi nga xam ne jàpp na ne ñooñu ñoo mun a xajamal cerewam ñooñu ñoo mun a këpp suuf ci cere baakaar bi nga xam ne moom la bëgg a aakimoo moom ak ñu mu àndal. waaye loolu lu muy tekki itam mooy président Macky Sall daf ñu bëgg a tiital ndaxte bu dee gendarmerie du institution c'est un simple corps nga wax ne corps boobu yow président Macky Sall ni nga koy doxalee kumba am ndey ak kumba amul ndey la mu jàpp la xanaa loolu mooy bu ñu waxee président Macky Sall tëj moom mandargaal saytu biram xanaa kon moom mi nga xam ne institution la bu ñuy lim ci constitution Sénégal xanaa kon boobu dañ lay yóbbu Guantanamo. donc ñun nañu pare ndaxte comme nuñ koy faral di waxee ñun waa FRAPP jooy fajul naxar mooy naam naxarlu bi am na solo naam di publier ci réseaux sociaux yi am na solo naam di bind ci Facebook bi am na solo naam di xawma vocal ci WhatsApp ak ñoom seen ak TikTok ak Instagram am na solo waaye seule la lutte libère wax naa ko fi sànq 31 enseignants yi fi nekkoon fii ci siège FRAPP jël nañ leen bu dul woon xeex ful ak fayda kenn du leen jël moo tax d'ailleurs ñuy lancer un appel à tous les Sénégalais bépp Sénégalais bi nga xam ne am nga lu la métti ñu ngi lay noot na nga jóg taxaw bëri ñu ngi lay tàllal loxo ñun ñëpp nañu ànd def benn say ngir xeex nguuru bàkkaar bi ngir xeex nguuru Macky Sall bi nga xam ne tëj moo ko màndargal lii mooy li nga xam ne moom laa bëggoon wax samay mbokk sénégalais yi wax ne kon xeex bi ñu daan xeex ngir li ñëpp bokk ñëpp yem ci xeex bi ñu daan xeex ngir ñu saytuwin bu mucc ayib li nga xam ne mooy suñu alal li nga xam ne mooy suñu Sénégal xeex bi nga xam ne moom lañ daan xeex ngir bañ 3e candidature président Macky Sall ndaxte constitution moo dàq président Macky Sall nekk candidat ñetteel yoon bu teglante xeex tey la waalo gën a aay ci xeex boobu nag askanu Sénégal mën nañ ci am yaakaar kuréel bu ñuy woowee FRAPP ci xeex boobu askanu Sénégal mën nañ am yaakaar ci ki ñuy woowee Guy Marius Sagna waaye nag
FRAPP moom rek mënul xeex bi mënuñu jël xeex bi dëkkale ko ci yenn mbootaay yeneen sénégalais yi toog di seetaan ndaxte nañu xam ne bu dee tey faatu ci moom la ñu dal duudu toog seetaan suba duudu moo ci topp daf may indi ma wane sama solidarité wax sama naxar sama naxar sama métit ci li nga xam ne mooy raam liggéeykatu des médias démb man la woon tey ñoom la Bougane def na deful fay na fayul pour man loolu débat bi débat bi mooy yow état du Sénégal war nga fàttaliku ne chaque année au Sénégal il y a 300 000 nouveaux jeunes demandeurs d'emploi yoo xam ne 30 000 emplois dong nga leen di proposer ay père mère ak soutien de famille ñu ngi liggéey des médias te loo munti def war nga sàmm comme munoo créer 300 000 emplois pour les 300 000 nouveaux jeunes demandeurs d'emploi yuy am chaque année sur le marché du travail au Sénégal lu dul nga jox leen 30 000 emplois na nga sàmm kon emploi yi nga xam ne moo xas ba am donc nous exprimons toute notre solidarité aux travailleurs parce que les journalistes on a tendance à l'oublier les journalistes sont des travailleurs sont des pères mères et soutiens de famille et que ñun ñëpp dañoo war a def benn say ndaxte ce qui est en jeu mooy ay baayu jàmbur ndeyu jàmbur nijaayu jàmbur bu ñu moytuwul ñoo nar a ñàkk seen xëy ak seen gontu ñoo nar a ñàkk seen payoor waaye bu weesoo loolu ce qui est en jeu aussi c'est la liberté d'expression la liberté d'informer et la liberté d'opinion mooy ligne rédactionnelle bu des médias maanaam li ma yóbbu kaso loolu mooy li jur jafe-jafe bi am ci des médias donc loolu moom laa bëggoon wax waaye wane ne itam maa ngi rafetlu li nga xam ne moo am jamono ji ci réew bu mel ni Mali réew bu mel ni Centrafrique yi nga xam ne askan ya fa nekk ñu ngi jéem a wàññi dangaru France ci seen réew jaarale ko ci li ñu mën a woowee multilatéralisme te muy feebar jamono ji njiitu France coowal xawma Russie ak xawma kan ak kan du leneen lu dul France dafa xam ne Mali ak Centrafrique ñu ngi jëfandikoo benn ngànnaay bu ñuy woowee multilatéralisme maanaam fexe ba France bañ a nekk moom rek ki nga xam ne mooy buum di buumi suñu réew nañu xool naka la ñuy yaatalee suñu demlante ak yeneen réew yi ngir wàññi dangaru France ñu jàpp ne yeneen réew yi war nañ xëy na xool gëstu ci li xew Mali ak ci li xew Centrafrique waaye tamit jàppale leen waaye itam di wax ne fële ca Guinée war nañ gën a góorgóorlu ngir mu am ay kuréel yoo xam ne doomu Guinée yépp ànd nañ ci góorgóorlu ngir ñu fexe ba jiital FNDC bi nga xam ne ñun àndoon nañ ak moom fii ci Dakar di organiser ay manifestations ndaxte FNDC ñi nga xam ne tey ñoo def coup d'état bi jamono ji nga xam ne ñoo doon dóor di boom guinéens yi doon xeex troisième candidature Alpha Condé FNDC moo doon jiite xeex bi kon tey jii nii bu ñu buggee am beneen Guinée mënuñu bàyyi FNDC ci ginnaaw donc jiital FNDC ci naka la ñuy fexe ba am ay kuréel yu bees yoo xam ne doomu Guinée yépp ànd nañ ci waaye itam waajal ay élections yoo xam ne foofu ca Guinée yoo xam ne ay élections yu kenn dul dàq la ay élections démocratiques militaires yi dellu ci caserne yi neenal ci Guinée waasoo bi nga xam ne ñu ngi koy dugal ci wàllu politique bi ndaxte dugal waasoo ci wàllu politique day féewale askan day yàq askan te ku xam li xewoon Côte d'Ivoire ak Rwanda
war nga ragal réew bu mel ni Guinée ak bépp réew ci Afrique ba ci Sénégal ñuy jëfandikoo ci wàllu politique ñuy jëfandikoo mbiru waaso naan fal leen ma ndaxte man lii laa waaso bii laa bokk wala bokk diine bii laa bokk wala tarixa bii laa bokk. Donc nañu wàññi nañu dindi mbiru waaso ci mbiru waaso ak mbiru région ci wàllu ci foofu ci Guinée ba pare fexe ba Guinée moom boppam ci fànn yu nekk. Guinée bokkul franc CFA bu waa Guinée toog di xoole ba ñu ne leen kaay leen dugg franc CFA. Guinée Bissau bokk na franc CFA waaye Guinée Conakry bokkul zone franc. waa Guinée bu ñu sàggan ba ñëw naan dañuy dugg franc CFA fu mu nekk nii li war mooy génn franc CFA et non dugg franc CFA waaye tamit waa Guinée nañu fexe ba auditer les contrats au niveau en fait les contrats miniers ak yeneen contrats yi ngir fexe ba xam kan moo luubal ak kan moo def ay ñaawteef ñi def ay ñaawteef ñu sanctionné leen. jafe-jafe Afrique kenn du ko waxtaanee France jafe-jafe Afrique Sénégal lañ koy waxtaanee Afrique lañ koy waxtaanee jafe-jafe Afrique kenn du ko waxtaanee ak doomu France ak bépp doxandem bu nekk ci àddina bi jafe-jafe Afrique africains yi ñoo ko war a waxtaanee seen biir. France toog fële lijjanti seen gilets jaunes France toog fële lijjanti xawma seen 3 millions de chômeurs yi France toog fële lijjanti seen 600 juróom-benn téeméeri béykat yi xaru at bu nekk France toog fële lijjanti seen lalu hôpital yi manqué yi. Les problèmes de l'Afrique se règlent en Afrique et entre les Africains et non en France.